tiñ ko léegi nag tey damay takk fit bi ma def ñaari xibaar yi ma leen jox léegi. xibaar bu njëkk bi mooy diggante Russie ak Israël ak Iran ak Liban ak Syrie sax ci la bokk, waaye Russie ak Israël la ñuy njëkk a wax ak Iran. xam ngeen ne ba geeru Syrie bi dalee ak léegi li tax sax ñi ci demee xel moo di ne li ñu gënoon a jaaxal ci guerre bi mooy syriens yi dañoo jóg takk seen digg ne dañuy xeex ak seen président wàcce ko. ba loola amee am ci wàllu goo xam ne Arabiyatu Saoudiya ak buur bu mag bi ci sawu bi borom doole ji ilif àddina ñoom ñoo jàppale woon yenn rebelle yi ñiy xeex ak Bachar Assad. Iran moom it jóge fële ñëw ànd ak Hezbollah di jàppale Bachar Assad. Union soviétique ñëw tam moom di jàppale Bachar Assad. te li guerre bi di yàgg-yàgg Israël moom mi ngi naawee Israël ñëw di bombarder Syrie di ñibbi te kenn newu ko sax ngoom taq na suuf kenn tudd ko ci dara. loolu wax dëgg yàlla jaaxaloon na képp kuy dugg ci diggante boobu di xool seen xew-xew yi fi xew. Russie nag daa waxoon ne dafa signé woon moom ak Israël ne ko feek yow sa jëmmi bopp laa loolu bokk ci man ngay dugg ci biir Syrie di bombarder lu la neex di dem ñibbi. waa léegi su fekkente ni Syrie Russie ne daf koy jàppale pour xettali ko ci rebelle yi te nekk te mu ngi ci xeex boobu lu mat juróom-ñeenti at mi ngi ci mu am réew mu dendal moo xam ne saa yu ko neexee rek dugg ci biir bombardé ba deel dem te kenn du ko ne deel julee la. Syrie du fayu te du jiima aar boppam ci dara te Union soviétique waxu ci dara. lan moo tax Syrie du fayu? Syrie lance missile yi nga xam ne moo mën a daaneel roplaan Israël te nga xam ne Union soviétique moo ko jaay programme ba caabi jee ñoom Union soviétique ñoo ko yore. bu leen neexulee daanaka loolu ay weñ ñuy taxaw lay doon rek amul njëriñ te loolu bari na li tax Iran génn ci loolu defarali boppam ay arméem Turquie génn ci loolu defarali boppam ay arméem Pakistan génn ci loolu defarali boppam ay arméem nit ki jaay la gànnaay goo xam ne gi da la koy jaay ci lu cher ba noppi te boo noonoo ak ab xaritam bu la xarit bay dóor du la jox caabi yi ngay jëfandikoo pour défendre sa bopp loolu tamit doy na waar. ci loolu nag lañ nekkoon at yi yëpp Syrie ànd ak Iran ak Hezbollah ak Union soviétique di xeex ak waa Syrie. Israël nekk ca wet ga saa yu ko neexee naaw dugg xool fu ko neex dóor fajaxe dem taal foofa dem saa yu ko neexee dugg fi tóor taal foofa dem. te gis nga ba guerre bi door a départ ma fàttali leen ba guerre bi door a départ Turquie mosoon naa jël benn avion boo xam ne dafa doon ñëw di xool ba xam jaar ci géej gi waaye fi Bachar taxaw ci capital bi ak fa mu daanee roplaan ga sori na sori goo xam ne wane na ne amul genn roplaan guy taxaw ci biir territoire Syrie te Bachar yorul machine bu la daane waaye machine bi lay daane ña yor caabi je di la jox ndigal ak di la ko xañ mooy waa Union soviétique te dañ naan Israël moom kenn du ko laal. Israël di dugg di bombarder di génn di dem nee na dafa am ay noonam yu fi nekk ndax waa Iran dañ fee nekk ñëw fi ne dañuy jàppale Syrie léegi nag ñooñu àndul ci waaw léegi yow bu fekkente ni Russie dafa ñëw di jàppale Bachar Assad mu ngi xeex ak ki noonam Iran ñëw jàppale Bachar Assad ànd ak Russie ñu xeex ak ñooña te Israël mi ànd ak ñoom ñaar di xeex ak ñi xeex ak Bachar Assad Israël maam Iran mi ànd ak ñoom ñaar di xeex ak Bachar Assad di xeexal Bachar Assad dox digganteem ak ki noonam Israël am na sañ-sañ saa yu neexee moom jóge fee ñëw ba ma waa Iran dem te ñuy sotti dund ngeqi ci loolu la ñu nekkoon juróom-ñetti at ci loolu la ñu nekkoon juróom-ñetti at ñu nekk ci loolu ba keroog bi nga xamee ne wax naa fii ne Union soviétique global o gi nga xam ne ñoo di drone yi américains yi dañ doon wër kaam boobu te moom mënu leen a gis te waa Iran rek ñoo am machine yi ko mën a gis léegi nag Iran ñëw na pour xettali Union soviétique ci drone yi américains yooyu nga xam ne dañuy naaw di wër Ihmimim. am na mbokk mu ma laajoon ci sama xaas ne ma waaw Iran naka lay xettalee Union soviétique ci Amérique
te Iran di réewum jullit Amérique di réew maam Union soviétique di réewum yéefar ba noppi mu di ko jàppale. ma ne ko loolu affaire politique la du affaire diine réew mu nekk sa intérêt ngay xool te balaa yàgg di nga xam lan moo tax Iran di jàppale Union soviétique di ko teqaleeg Amérique. mënoon naa laa tontu ci sa xaas nag comme na ma la waxoon keroog waaye tey dama koy wax fii di nga ko jot say morom jot ko léegi loola amoon na jamono ji nga xamee ne nag léegi Union soviétique Iran mi ngi yenu ay matériel am di ko indi ci kaw Xmeymim di ko fi monter pour mën a défendre Amérique ba dootul mën a naaw di wër camp boobu Israël dañoo ñëw bombarder ca camp ba ndax Israël ñoom dañoo wax ne fu Iran dugg fu Iran dugg ak fu mu mën a doon rek daan koo fekk dañoo ñëw bombarder ca kaw Xmeymim bare fa ñaari Union soviétique booba nag ku ñuy wax Alexandre Lavrentiev nga xam ne moo yore wàllu kaaraange ci Union soviétique Alexandre Lavrentiev la waa ji tudd Alexandre Lavrentiev noonu la tudd moom moo joxe nag déclaration ne léegi nag Union soviétique am na plein droit ci biir planu Israël bu tiimatee suuf si dina ko daaneel ndax lañu waxante woon léegi moom moo ko dajji ndax dañoo waxoon ne sañ naa bombarder fépp ci Syrie moom Israël ak lu guerre bi metti ak lu Syrie jekkadi ba mu may fa Union soviétique nekk daana bombarder ci Liban daana bombarder côté Sayda daana bombarder ci biir Syrie côté bi féete ak Golan daana bombarder ba ca wetu Irak Israël daal da doon tambambaalu ci biir Syrie fu ko nekk dem bombarder léegi nag l'islam am xel lay doxee ba nga xamee ne Union soviétique soxla na matérielu Iran yi bu fa matériel am moom itam da cay jaarale waale ay missile yoo xam ne missilu ni koy waxeeti ay missile yi continental yooyu nga xam ne moom la gars yi di bañ mu defar ko da ko fay jaarale di ko jàllale di ko yóbbu Liban dinaa ci wax su ma noppee ak ni missile yi dem ba dem foofu xëy na gànnaay yooyu muy indiwaale te muy jàll dem Liban te muy jaarale gi ci Xmeymim gi nga xam ne fi la kaaraangeem nekk loolu moo naqari Israël ginnaaw Iran indi na fa machine yoo xam ne mën naa tax ba américains yi duñ fa dugg lan moo tax Israël bombardé fa Israël tax mu bombardé fa mooy Iran dafa ko leexal lim ko leexal mooy ginnaaw yaag Union soviétique da ngeen a signé contrat nee nga mën ngaa bombardé fépp fu samay gars yi nekk ba mooy place Union soviétique léegi samay gars yi ngi ci biir camp Union soviétique waaw Israël ñëw bombardé foofa dégg nga ba mu bombardé foofa nag Alexandre Lavrentiev nag moo jël nag parole ne nag kaas bu feesee ngay sotti te teeru bay day tuuru léegi nag Union soviétique kaasam fees na day tuuru mu ne dëmuñ li nga xam ne moom la Israël nekkee boobu nag lañ daal di def nag ci seen assemblée ba watee ne territoire Syrie nag ba mu daj fu fi roppalaanu Israël tiimati danañ ko daaneel Israël nag yorul global hawk te global hawk moo te Union soviétique te même nag bu Israël yoroon global hawk it Union soviétique faaleetu ko ndax Iran nga fa taxaw te Iran moom global hawk moo ci mën dara waaw léegi nag nga xam ne kon gars yi dañuy lëkkaloo ci kaw su fekkee seen i intérêt dikk na missile balistique yooyu nga xam ne nag moom la ñuy tere Iran dafa gas ci biir Syrie li nga xam ne Israël lañ koy bombardé lépp Iran mi ngi gas ci biir Syrie di fi def ay bunker di fi monter ay lance missile yoo xam ne danañ fa mën di lancer missile muy dal Israël te boo jógee naaw doo gis fu missile yi jógee ndax ci biir suuf lañ ko def ñu ngi koy def ci Liban ñu ngi koy def rek ci ay place yu bari ci biir Syrie l'Israël di bombardé lépp Iran ci biir suuf moom ak Corée du Nord ñoo koy jàppale ñuy gas ay bunker di def seen lancéwukaay yi missile yooyu nga xam ne moom la ñuy def mu mel ni Iran moom préparé wul guerre am ñeenti at ak juróomi at Iran dafa préparé guerre am ak Israël boo xam ne ilaa yi muy diine da ko jëmale mbaa nga xam ne dana raas Israël loolu ci la ñu nekk léegi ci doon laaj ne lan moo tax Iran di dimbale Union soviétique ndimbal loolu feeñ na ndax lance missile yi nga xam ne moom la Union soviétique yore
moo ay ci avion F-16 yi nga xam ne moom la Israël yore te léegi jaxasoo na ak Iran jaxasoo gu egg ci ne wan nañ leen ne bis bu ngeen naawatee seen roppalaan tiim lii territoire Syrie gépp waxuñu fa iranien yi nekk waxuñu fa Bachar nekk waxuñu feneen territoire Syrie gépp daal Alexandre Lavrentiev nee na mayeetul Israël mu naaw fii tiim ak roppalaanam ne laa nag maa sabirin Iran moom muñ na muñ goo xam ne wax dëgg yàlla juróom-ñetti at yàlla nga nekk ko ci dëkk di jàppale nit am kuy jóge fële ñëw di la bombardé te mënu ca dara te bu fayu violence wu ko ndax bu fayoo guerre bi day tàkk maasale réew këb réew te bu gudd loolu moom daa bëgg a fexe ba jekko Israël moom dong loolu moo taxoon Iran di ko may loolu léegi nag Union soviétique nee na Israël mayatuma la nga sànni missile wala nga naaw ak roppalaan nga tiim ci suufu Syrie benn place kon nag léegi xalaalakal jaw yi fa bi di was firi jooja naar boo waxoon ca way wa moo dikk léegi Iran fu ko neex mu gas fay bunker fu ko neex mu def fay missile Israël la ko doon jaaxal Israël Union soviétique nee na ko dootoo fi duggati boobu boor kon daanaka jafe-jafe amatu fa léegi nag maa ngi ñëw nag ci diggante Iran ak Lubnaan léegi nag bu fekkente ni ci diggante Iran la ak Lubnaan ak Israël dégg nga Union soviétique moo waxal boppam ne Iran mi ngi gas ay bunker di fa samp ay minesat yoo xam ne minesati intilaqi sawaariq al balistiya moom la maanaam ay lancé kaayu missile balistique moom la Iran di def ci biir Liban ci sud Liban di ko gas di ko def ci ay bunker léegi Union soviétique sax nee na amul benn place bu am intérêt mbaa bu am solo mbaa boo xam ne amal na Israël njariñ ci biir dëkk bi nga xam ne mooy Palestine gi Israël colonisé lu dul ni Iran diir na fa ay missiles yoo xam ne moom jamono même pas 3 secondes mën nañ ko déclencher mu daal di fay dem ci sensé l'Israël di bombardé ka dàq gars yi ci biti lépp Iran ngi ci biir di gas di defar ay yëfam loolu Union soviétique moo ko wax nee na léegi daal coalition wu Iran bi ak Hezbollah dana doy waar ndax sud Liban moom dafa nekk ay doj ak montagne te itam daa bari garab waaye gars yi def nañ fa ay bunker yoo xam ne monté nañ fa ay missile balistique yoo xam ne maanaam ci jamono ju nekk mën nañoo taal Israël ci ni mu gën a gaawee kon li Iran li waa ji di naaw di bombardé ci biir Syrie lépp Iran moom mi ngi gas ci biir Liban di defar ay bunker di fa defar ay lance missile balistique am léegi nag gën naa yomb ndax Union soviétique dafa wax ne bu njëkk sax dañ daan indi matériel yi jote dugg jàll yi Israël bombardé ko léegi Union soviétique nee na ko moom dootoo naaw tiim fii yëpp moom Syrie moom interdit naa la ko te bu ko interdit Syrie dana ko interdit waale Irak ndax boo jaarul Syrie doo dem Irak te gànnaay yi dem Liban ak yi ñuy def ci biir Syrie Irak la doon jógee Israël dinaaw di ko bombardé léegi bombardement boobu tere nañ ko léegi leen moo des lu des mooy Israël jiima juboo ak Union soviétique ñu delluwaat te nañ nekkoon ndax mu mën a di dugg di bombardé ci dëkk boobu ñoo Syrie waaye bi Union soviétique mooy fi mooy ne moom Israël dootu fi duggati mbaa boo fi duggati ma sàkkal la pexe bu ñu demee ñaari weer ñetti weer Iran dina placé boppam ci Liban ak Syrie façon placement boo xam ne bu Israël delloo taal guerre dina ko coûter cher ndax li doy waar mooy Iran dafa ànd ak Corée du Nord te Corée du Nord feeñul ci bitti waaye ingénieurs yi Corée du Nord yi ñu ngi ànd ak ñoom di liggéey ci sud Liban di liggéey ci Syrie ci foofu la ñu toll xam naa daal Israël la ngi ko wàcc dinaa di booba dee ko coow gaa ngi ci biir fi gasaka def seen yëf waaye ragal naa ne li gaa yi def bi sa tee dana xaw doy waar yàlla na yàlla tëelu ci njub tan ko sellal loolu laa noon dinaa leen ko leeral ci xibaar yooyu ci xibaar yi nag def fee fees ba inondé waaye wax dëgg dañoo nekk ci jamono yi jàngum xasida gi demee noonu moonu xaw a galfanal waaye fuñ fi amee daal posé danañu la ci génne leen lenn ci xibaar yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu su fekkente nag ci côté Israël bi la moom ndax itam damaa tudd dëkk yooyu yëpp kenn ku ne ma wax la ci la nga nekk te waxuma Israël fi mu nekk nii ci lan la nekk Israël moom seen ministre bi yooyu mbirum défense bi def na benn déclaration nee na daal moom bu yeboo
soldat yi Israël yi waaj te dem gën a gaawe te samp fépp foo xam ne war nañ faa samp kaaraange goo xam ne war naa mën a aar Israël ndax nee na daal duñu bàyyi Iran mu am bombe atomique te buñ mënta bàyyi Iran mu am bombe atomique danañ bombardé seen usines nucléaires yi nga xam ne ñoo nekk Iran te bu ñu bombardé usines nucléaires yi nekk Iran moom booba moom Iran dootul noppeeti il faut xeex dana am léegi Israël bi yóbboo ñu góorgóorlu daal takk seen digg waaye leneen itam a nga ca biir loo xam ne yàgg naa ko yëg nag waaye waxuma ko waaye corona ba itam ma ngay bëgg a jeexal sa soldat israélien ay junni ñoo ca feebar loolu itam seen problème bu mag la xam naa Israël moom mooy seen noonu biti waaye corona yi noonu biir seen biir xaw naa day war daal xam naa ne daal yàgg nañoo naqaral jullit ñi dëggantaan de waaye nag ñun moom dañoo mënut a yéene nit aw ay mbaa mu nekk ci problème ñi di ko retaan waaye Israël daal ngir yàlla lu mu waxul kenn yal na yàlla def jàmm nag mu xam boppam te dellu telaay juif gañ ko joxoon te bàyyi Jérusalem su ko defee jàmm am mbaa boog mu jël Jérusalem ci côté bi féete sowu tenku ba ñu jox ko naari jàmm am waaye bu ne day jël lépp boole koog dem affaire léegi jàmm di xëcc di def di nangu moom du sotti ku woote jotul nag doo woote càkkar ginnaaw moom daa nangu Palestine ñu ne ci la yem mu nangu Golan ñu ne ci la yem muy ñoqali dugg ci biir suuf di bombardé te gaa yi noppi te ne ci li ñu ne gaa yi noppi ñu noppi bàyyi ko de dañoo noppi gu waaj ba xam ne jekk nañu ko waaye buñ ko jekkoo di coow dana am yàlla yàlla kenn du ci ñu pen ki sellal